kilifa bokk na ci suñu ganu tey bile laata ma koy introduire ma dellu béggee nuyu ziar suma kilifa oustaz Maodo Faye salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xamee ne ñu ngi ñuy déglu. ñu bëree ñu ngi may wax ci Louga ndax xam la ñuy déglu directement ak Kaolack. fi même heure bi sax. ne daal wax dëgg yàlla ñu ngi déglu ndekki lii bu baax a baax. jërëjëf di nuyu également gan gi parce que sax gan gi nag véritablement du gan ci kër gi. parce que ci kër gi la bokk loolu moom. ku ko wax rek doo kafaara comme ni ko arab yi di waxee. alors muy Bougane Gueye Dany yow démb rek yaa ngi koy annoncé fii. ma am ci mbégte lool ci jàkkaarloo gi ma jàkkaarloo woot ak moom parce que suñu confrère la. et que tamit wax dëgg yàlla gaynde moom bu nekkee ci àll bi di rëbb mën naa am. wala boog lii Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon faral di wax naan boo gisee gaynde dara du ko déranger dafa xam ne bu jógee rek dana jàpp. moo tax moom dara du ko déranger. macha allah ñu ngi ko ci sant bu baax di la gërëm également yi tamit ci initiative bi nga jël pour andi ko fi. loolu defe naa ne lu rafet la tey njort naa ne itam ñu bëree bëri daañu déglu tey ji bokk ci ñu lu bëri comme ni ñu daan déglu. am na solo oustaz Maodo Faye dellu di ko sant ak di ko gërëm bu baax a baax na mu ko waxee sunu gan gi du ne gan la sax. ndax ci kër gi la bokk. dañuy dellu di ko bégee li nga ma ne nag li ma ko prier yàgg naa ko topp moom xam naa dina ko confirmer tey la ko yàlla dogal maa ngi koy dellu dafa jafe woon mais tey la ko yàlla dogal maa ngi koy nuyu bu baax di ko bégee di ko ziar monsieur Bougane Gueye Dany gëm sa bopp bismillah. maa ngi lay ziar bu baax Nicolas di sant bu wér ci ñëw bi ma ñëw ci kër gi di am mbégte lool jàkkaarloo ak Maodo déjà tur bi wuyu na borom xëy na mënoon nañu wax sax Kabir waaye dañuy sant bu baax parce que moom dafa bokk ci ñu forger suñu carrière parce que bi ma jaaree fii ci Groupe Sud am na lu bari loo xam ne dolli nañu ko ak ñu bari ñu nekk ci kër gi kon tey ji bu ñu jàkkaarloo waat fii nii ci biir kër gi dama génn suma kër waaye ci suma kër laa duggaat kon may sant ñëpp gis nga ay bobo bi ma ko gisee léegi ay bobo ñoo nekkandoo woon Sud FM Saint-Louis Sud FM Saint-Louis je crois si je ne me trompe c'était en 95 absolument alors donc bu ma ñëwee fii gis ñoom Ndeye Marème ak ñëpp suma biir kër laa dellu si di am contenté parce que suma xarit aussi fekkuma ko fi muy El Hadj Malick. Malick waaw day laajte rek. dama ko xamal lu bari loo xam ne. Malick da ngay dem tas Malick ku baax la. Malick daal mu ngoog rek. voilà may nuyu aussi Baye Oumar. waaw Baye Oumar waaye. Baye Oumar mi nga xam ne moo jiite kër gi. gis nañu liggéey bi yàlla na yàlla dolli leen kattan. amiin ba li ngeen di yóotu. suñu borom mën koo sottal. merci jërëjëf monsieur Bougane Gueye Dany fàttali mbokki auditeurs yi mbokki internautes yi ñu ngi en direct suñu chaîne YouTube ak suñu page Facebook ngeen mën fa déglu émission bi li ñuy tàmbalee oustaz Maodo Faye mooy da ngeen di faral di wax ne lu def waxu lu ay di jàmbat noonu li fi mujjee mooy monsieur Bougane Gueye Dany li mu bind lettre bataaxal ba mu bind posté ko daal di koy jagleel président de la République dippee ko monsieur le président de l'Union africaine Macky Sall le continent vous regarde lettre boobu na nga ko bind def ko mu public nga jagleel ko président de la République di ci wax say crainte ak yu ni mel lu waral loolu déjà. alors may sant d'abord di wax ne lettre boobu laata ñu koy def public sax dañu ko yónnee d'abord. ci ñi nga xam ne war nañu koo jot moom. président de l'Union africaine muy mën nañoo jàpp njiitu Afrique moom la Macky Sall kon dafa war a nekk ndey ji seex parce que bu fekkee ne bu daay amee feneen da ngay daw fay ko lay indi daay doo ko def ci sa biir kër kon moo tax ñu bind ko di ko wax ne àdduna ñu ngi lay bàyyi xel àddina ñu ngi lay xool parce que la nga war a régler ji ëllëg feneen bu dee ne yow yaa ngi koy def ci sa biir dëkk bu ëllëgee boo demee ci ñooñu doo am loo leen wax. et loolu bokk na ci kuréel yu mel ni CEDEAO sant la jëfloo la nga bañ te yenn saay bu ñu la jëfloowee nga jëf ko parce que xëy na loolu sa intérêt daf ciy nekk. ma fàttali yu bari fàttali kaawu Karim Wade fàttali kaawu Khalifa Sall fàttali bi ci mujj muy Mali bi ñu teggi daan te ay doomu Sénégal. di ci ñàkk alal ju bari fi mu nekk nii muy ay commerçant di ay transporteur
ñu war leen a taxaw waaye aussi di ko wax ne am na leneen lu la CEDEAO sant monte de te da nga ko bañ mooy parrainage bi parce que CEDEAO daf ne ko na ko dindi parce que c'est antidémocratique jëfewu ko ñu koy fàttali nag ne bu fekkee ne da nga nekk tey njiitu. mais est-ce que dogguma la Bougane est-ce que aussi CEDEAO am nañ mécanisme wala boog ñoom benn pouvoir pour ci benn gouvernement souverain comme le Sénégal pour les dicter des trucs quoi pareil. du dicter xam nga boo nekkee ci kuréel yéen ñëpp ngeen bokk ko bu ñu la santee nga jëf bu ñu la santee leneen war nga koo jëfee dama la joxe exemple. ne la Yaya Jammeh bi mu yoree réew Gambie ñu daan ko ci ay élection mu bañ moom Macky Sall moo sol daalam dem wuti accordu CEDEAO pour daal di génne Yaya Jammeh Gambie loolu am Gambie lu ni mel moo am Guinée Conakry ay soldats ñoo jël nguur gi moo am Burkina moonte ni ñu ci doxale ak waa Mali doxale wu ñu kook ñeneen ñi ça veut pas dire que damay justifier jël ngànnaay jëlub nguur déedéet d'accord ma ci moo tax ci lettre bi ma ne ko luy différence soldat bu jëlub nguur ab njiit goo xam ne it day taxane féeteeg wet ngir moom dong mën a jalgati constitution pour des ci réew wax ma président ñaar yi lan moo leen wutale benn la donc moom taxawaay bi mu am tey ci Afrique dafa war a nekk koo xam ne lu ñuy wax ci tubaab ku exempt de reproche maanaam kenn waru koo gàkkal kon ñu koy fàttali rek ne war na fexe ba Sénégal du nekk ab mbabba daara war nañoo fexe ba Sénégal bu ñu koy lim ci wàllu jëfe yoon ñu bañ koo lim ci ñi nga xam ne dañuy jalgati yoon. kon yow su ma la comprendre Sénégal démocratiquement amul droit procéder à des parrainages. parce que CEDEAO mais pourquoi. parce que CEDEAO dañu dem clamer ko fa CEDEAO gis ne àndul ak démocratie waxuma ne kenn du filtrer mais tey Sénégal ñaata parti ñoo fi nekk. plusieurs. 300 partis. waaw léegi 300 partis yooyu kenn ku nekk ci ñoom amuñu sañ-sañ ne dañuy bokk ci élection parce que dañ leen jox récépissé ñu ne ñoom ay parti lañu parti yooyu la ko fi lawal ba mu mel ni mu mel tey ñoom la politiciens yi alors kon bu ñu waroon dem parrainage ñoom 300 yooyu yëpp normalement am nañu sañ-sañu dem ci élection mais tey boo xoolee ni ñu ko doxalee. ne la ci lii ngay yem. mais lu ngeen di ragal. ah non ñun ci ñun ngay wax gëm sa bopp. oui ah non ñun ragalul ñu daal. non non ci parrainage bi quoi je veux dire. lan ngeen ci craindre comme crainte. mais parce que gumba bu la woowee nga baal ma ci kàddu gi ci sànnante xeer. dëgg na ca bosam. et puis ku ndey robin ndey rey sa maam soo séenee lu ñuul nga daw. maanaam ku ne gis na ñoom parrainage bi li ñu ci def ci atum 2019. atum 2019 boo fàttalikoo man dama bokkoon ci candidat yi. mais dama leen wax lu leer dama ne leen. bi ma toogee ak waa société civile man leen xam ngeen intelligence nanguwul sax nga ñëw laaj ma suma clé USB ma jox la ko nga plug ko ci benn machine. visionné ko ba pare ni ma dindilaat machine bi roccil clé bi ma rocci clé bi nga ne ma woy fii ak fukki fan fii ak ñetti fan dinaan la wax ndax sa parrainage baax na wala baaxul mais machine bi mu nga dugal sama clé. lan moo may wan ne machine boobu safe na maanaam machine bi wóor na. c'est garanti. lan moo ma wan ne machine boobu yow. extraire samay données ci moment bi ngay ubbi sama clé et cetera moo tax. amul y avait pas de contrôle. mais y avait pas de contrôle. et loolu waa société civile dégg naa kenn ku bokk ci GRADEC toog di ko wax et bi mu ko déggee mu wax ko dama ne la ma doon njort kon moom it fekk si na ma ci loolu. parce que bul fàtte ne dama am kër goo xam ne day tëgg lu jëm ci wàllu logiciel ñuy def ingénierie informatique donc. am na ci tuuti xam-xam soo xam ne am na tuut lu ñu ci suñu borom jox. donc moo tax ma jàpp ne parrainage bokkul ci li nga xam ne luy ñoŋal démocratie la. comme am na filtre nag. mun na nekk xaalis. mun na nekk sax parrainage. mais ci loo xam ne dañuy déggoo. ci beneen anam ci anam yëpp. d'accord léegi admettons à supposer que li ngay wax nii yëpp au final du am.
maanaam duñ leen topp ci seen i bëgg-bëgg donc dañ fas yéene dem ci élection législative ak mode parrainage bi ak yooyu bu boobaa yéen da ngeen di def la Abdoul Mbaye préconisé mooy boycotté wala da ngeen cay dem. non man d'accord uma ci boycott. man politique gu boycott d'accord uma ci. xam nga lu tax. fu ñuy décider boo fa newut ña fa nekk ñooy décider et puis bul fàtte ne sénégalais yi dañu leen woo ne leen kaay leen woote. bu ñu leen woowee ne leen kaay leen woote. bu ñu demee ci mbañ gàcc gi dañuy xool la fa nekk te bu boobaa loolu la ñuy voté. donc man d'accorduma ci politique gu boycott. kon di nga ca dem ak na mu dama ne xam nga 2019 d'accorduma ci parrainage. et pourtant dem nañu ca. mais teewul continuer nañu di ko xeex. mais xam nga ren xëy na 2019 sax mënoon nañoo am xel ñaar. mais xam nga ren gëm sa bopp amul problème boobu. parce que boo fekkee ne dem nga élection locale am 221 000 voix. wax dëgg yàlla 35 000 warulaa mën a të. donc mais su ma liiraat su ñu revenir un tout petit peu ci li ma liir ci suba bu fekkente ni sa lettre bi xayma nañ ko xoolaat ko dafa mel ni yow da nga considérer président de la République comme un antidémocrate. mais dafa romb loolu. Macky Sall. il se pour yow il n'est pas démocrate. non c'est même. selon la yow sa lettre bi ko liir loo. non il est loin d'être un démocrate. ah bon. Macky Sall c'est un despote éclairé. despote rëy na de. non c'est un despote éclairé. c'est-à-dire boo déggoo ak gis nga am na livre bu mu bind. ci biir livre bi Sénégal au cœur si je ne me trompe. am na benn passage bu may lire mais day rappeler moom que dafa bokk ci descendance su guerrier. du genre ñoom ay guerrier lañu. moom ay maamam ay xeexkat lañu ay bañkat lañu. alors réew kenn du ko jiitee ak xol. xel la ñuy jiital. parce que man li ma gëm mooy lépp lu ñu waxtaanewul boo ko jëfee fitna ngay indi ci réew mi te Sénégal dañ ko jox mu ne ñum waay ngalawaay comme li ko fi dese matul ñaari at na góorgóorlu ba buy dem mu bàyyil ñu réew mu ne ñum et loolu mooy. est-ce que yaakaar nga le président a l'intention de détruire le pays wala yu demee noonu est-ce que suy dem kay dana fi bàyyi réew mi ak yow yaakaar naa ko bokk. mais xam nga jaar yëpp bu fekkente non loolu tamit. xam nga parfois di nga poser ay actes yoo xam ne. doo mesurer conséquences yi. dama lay jox rek ci ay tegtal yu gàtt. bi ñu ne Covid am na ci réew mi ñu ne nit ñi toog leen seen kër. xam nga loolu décision la bu mu jël. mais bañ koy jël xalaatuñu ne bari na sénégalais yoo xam ne ay góorgóorlu lañu. la ñuy xëy di liggéey ca la ñuy wut dépense. pourtant ñooñu indil nga leen ay jafe-jafe donc mesure la boo xam ne da nga koy jël mais doo xalaat conséquences yi ci ginnaaw. et c'est la même chose qu'il est en train de faire. parce que violence fitna. tension sociale. bi nga xam ne moom la Sénégal nekk. tey jii mais loolu mun naa indi lu nekk. réew yu dal yawoon ci situation dal moo leen indi ci jafe-jafe yi ñuy dund tey. d'accord léegi nga may ma foofu. jamono yii ngay tuddal loolu lépp Macky Sall président Macky Sall ba di ko dippee despote boobee jamono. gars yi ñu ngunni ci suuf saa su ne yéen a ngi gisa ci pet tout le temps yéen a ngi waxtaan d'ailleurs bu dara claté sax ñu ne bon Bougane fa jaar et cetera yàgg président Macky Sall dafa am lu ngeen sekk ci suuf wala de. justement pour compléter question sama waa ji Nicolas tey nag nga leeralal no parce que ñu bëree bëri dañ naan Bougane fa am ay velléité jege ji Macky Sall c'est vrai que dina tontu war nga ko mais fii ci Sud FM nga wax sénégalais yu leer na leen Macky Sall na jëm gauche ma jëm droite ànd maag moom mu leer comme ça affaire yi nit ñi tekkeeku. nit ñi am xel ñëpp. werante wuñu ci loolu. ah bon kon ñi gàtt xel rek ci werante. ah bon ñi am xel autrement dit. ñi am xel. werante wuñu ci loolu. maanaam. suñu borom xel yi lay waxal. waaw absolument ça c'est le Coran. oui. borom xel yi dong lay waxal. kese. ñëpp ñi ngay dégg ñu naan la Bougane nangam Bougane Macky. Bougane nangam ay nit la ñu ragal Bougane. wallahi alazim. ah bon barki Xaadimul Mustafa. mais lan moo waral ma jox la benn exemple. oui mais c'est quoi ça. tey booy lim ñetti opposant ci réew mi yu taxaw jàkkaarloog Macky Sall. mën nga cee génne Bougane xam nga mënul nekk. en tout cas opposé nga ko de. xaw ma ci suuf dama ne non ñoom politiciens yi ñoo xam jëfi suuf. yow doo politicien. non ñoom politiciens yi. ñoo xam jëfi suuf. man lépp lu may def day leer nañ. fàng ngay def. man awma
ñurumtu awma underground xawma loolu ñoom nag ñoo ko xam moo tax it ñuy jëfe ni ñuy jëfe suñu borom wax naa la ko léegi day wax ak borom xel yi dama bëgg képp koo dégg mu ne la nangam Bougane sangam waxi Macky mu jox la acte bu Bougane posé buy tax ñu mën a confirmer loolu amul kenn ku la koy wax xam nga wax ji fu mu njëkk commencé dama la wax ne la man dama am position bu jafe mooy tey nguur gi day dol ci sama kaw di ma yàqal suma alal di ma nërmel di ma wuta sukkuloo raamloo ma bañ ñenn ci opposition bi jàpp ne man Bougane problème laa ci ñoom. danañ ci ñëw sax ci opposition. dans l'opposition elle-même. danañ ci ñëw ci opposition bi non danañ ci ñëw ci opposition bi waaw. ñiy wax jooju. ñi bokk ak Macky Sall amuñu intérêt. pour di wax ne Bougane dafa jege Macky Sall amuñu ci intérêt. donc ñi nga xam ne ñooy wax loolu te seen intérêt nekk ci mooy ñi nga xam ne ci biir opposition bi Bougane problème la pour ñoom. danañ ci ñëw parce que loolu. xam nga ndax comprendre nga li ma bëgg a wax. danañ ci ñëw loolu beneen sujet la. commencé wuñu woon foofu. dañoo njëkk commencé naan Bougane c'est un mauvais employeur maanaam dëgg la liggéeykat la. waaye du fay ay liggéeykat. xam nga loolu lañ njëkk commencé. waaw loolu comme ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ñoom la concerné ñooñu ñoo génn lijjantil ko seen bopp kenn waxatul loolu. xam nga Bougane mënoo ko wax ne sàcc la parce que yorul alalu réew. xam nga Bougane mënoo koo jiiñ mbirum jigéen. nangam sangam. donc lenn rek nga mën a wax. pour nësaxal xel yi waaw est-ce que du. te est-ce que du googu man génn weddi taxut ma set waaye keneen ki nga xam ne moom la ñu cay waxal bu ca waxoon tey gën maa dugal. jafe-jafe yooyu nga tudd ne nguur gi da la koo teg. jamono yi jafe-jafe yi nga tudd ne nguur gi da la koo teg jamono yi financièrement est-ce que yaa ngi koy yëg. xam nga lii dëgg mooy nguur ku mu jàkkaar lool. pour dal ci sa kaw nga yëg ko. c'est clair. il faut pas ñuy voiler la face ñuy voiler la face. nguur ku mu jàkkaar lool dal ci sa kaw. nga yëg ko nguur ku mu jóg pour pexeel la. doo yendu. d'accord. moo tax. en 2011 bi ma Ablaye Wade woowee ma ñëw toog mu ne ma wuy bëgg naa nga wax ma ku nekk sa ginnaaw. ma ne ko vous êtes le président de la République soxlawuloo demi-journée. pour xam ku nekk sama ginnaaw. même question boobu. en décembre 2013 Macky Sall daf ma convoqué ma ñëw Paris fekk ko fa ma ñëw toog mu waxaat ma la même chose. ku nekk sa ginnaaw ma ne ko yàlla. ma ne ko yàlla mi nekk sama ginnaaw. yow yàlla ma ne ko yow ku nekk sa ginnaaw président mu ne ma yàlla. ma ne ko yàlla mi nekk sa ginnaaw ba nga nekk président lu tax gëmuloo ne yàlla moo nekk sama ginnaaw man. alors donc dama la bëgg a wax ne. xoqatal ma. ñàkk maa xam la. maanaam. mais yaa Macky moom c'est fini du ngeen ànd. xam nga loolu du ma si wax. non léegi parce que loolu. wax la joo xam ne pour man waxi nax sa xandang la. Macky Sall bu géntoon ne Bougane ànd na ak moom bu ko géntoon ci nelaw bu yeewoo day sarxe pour mu nekk dëgg. ah bon waaw cela veut tout dire ça veut dire que d'accord kon léegi. Macky Sall bu doon nelaw gént ne ànd na ak Bougane bu yeewoo day sarxe pour loolu yàlla def ko. dafa am loo su wax léegi man foofu laa bëggoon mu kii dafa da nga ne. mais dama ne la xoqatal ma. ñàkk ma xam la. non xoqatal ma ñàkk ma xam la loo bëgg a wax foofu. man at ba ma judd ragal juddu ca. maanaam. li ma la wax at bi ma juddu man. il n'a pas ragal juddu ca. loolu la bëgg a wax xëy na bu fekkee ne dañoo jàpp ne li ma am moo tax. mais li ma am daf maa fekk si. damaa liggéey suñu borom jox ma ko. déggoo ma ne la musoo toog fenn ñu ne la diw mii moo jàppale Bougane. musoo toog fenn ñu ne la diw mii moo jël xaalis jox Bougane. donte ñu bëri ñu ngi laaj Bougane fu mu jëlee xaalis. mu yor yëpp quoi mais ce que tu oublies. c'est que Bougane bi mu commencé liggéey ak léegi. d'accord bi ma ko taxawalee ak léegi. ça fait 19 ans. sa doom bu ci juddu woon mu ngi université. kii toog di xalaat fu Bougane jëlee xaalis pendant 19 ans. bu concentré wu woon ci boppam. du tal xalaat fu Bougane jëlee xaalis parce que xëy na romb na ko moom. xaw ma ndax comprendre nga fi ma bëgg a wax dama la wax ne bi ma commencé liggéey ci d'accord. teg ko ñi ma àndal ñëpp dans la presse gis na ma commencé d'accord.
nga xam ne d'accord ba ma koy commencé pa baabu pàkk lambaay bii salle de vente bii tàkk bërki démb fa laa jënd ji meuble yi nga xam ne moom laa teg mobilier ba ma teg ci bureau ba pa baabu pàkk lambaay salle de vente moo ma ko jaay ma taaba ko ñafe ko jënd dërëm taf ci njaay ba tey suñu borom ñëw mais loolu quand même adduna noonu la borom magasin bi tey boutique mbagg la yoroon borom boutique mbagg boo gis magasin moo nekk ci xelam d'accord mais waa léegi mais n'oublie pas que 19 ans la 2003 ak tey boo koy natt ci at 19 ans la fukki at ak juróom-ñeent maanaam gone gu ci juddu tey mu ngi université deuxième année ba d'accord ma léegi Bougane li nga wax léegi ne dans l'opposition am na ñoo xam ne da nga leen di déranger yaa ko wax léegi am na ñu lay taxé de que imprévisible il est amoo maanaam constance nekkul ci yow taf nga gedd dem sa yoon wala yow gars yi bu ñu jëmee gauche en fait ànd ci mbooloo oustaz wax ji dafay leer waaw du opposition bi waaw waa Pastef d'habitude ak Bougane ñoom gëm sa bopp danoo mënta ànd parce que danoo am ñaari kàngam ñoom ñaar léegi ñaari kàngam yooyu ku ci nekk dafa mel ni ku ci nekk da ngay jaay sa morom ne maa la gën a doon kàngam looloy wax. non parce qu'il a parlé de l'opposition en général. looloy moo tax ma bëgg ñu dugg. parce que dama bëgg ñu xam ne. liggéey bi waar wi yaatu na. ku nekk ak na nga koy xeexee. il faut pas ñu gëmloo nit ñi ne. boo àndul ak ñun rek. ça veut dire que Macky Sall nga àndal xam nga loolu aussi réflexion basique la boo xam ne la ñuy wax la une logique binaire. xam nga loolu la ñuy wax logique binaire. maanaam ñun ñaar ñii ñoo fi nekk. keneen ku nanguwut féete kenn ci ñun rek boo àndul ak kii ça veut dire que nga àndal. moi j'ai une troisième voie. Ah bon? Cette troisième voie mooy ñoom ñii xeex seen xeex mortal combat. nañu reyante bu ñu reyantee ba pare man ma jël yëf yi téye. parce que sénégalais yi soxla wu ñu koy reyante. ndax noonu lañ la ko waxee boo àndul ak Ousmane Sonko kon ànd nga ak Macky Sall. non dama ne suñu borom xel yi lay waxal. waaw dama ne la logique binaire. ñoom ci logique binaire la ñu nekk. ñii xeex dañu jàpp ne da ngay féete fii wala nga féete fële. man ma gis ne. fii ak fële moom xam nañ ko. non dama ne da ngay féete fii. wala nga féete nee. ma ne la sénégalais yi nanguwuñu. ñu ne fii ngay féete wala fee. am na ñoo xam ne ñooñu kenn gënalu leen ca am na seen yoon bu ñu jël ñun ñu ngi ci digg bi di continuer dem donc nous on a une troisième voie. àndoo fii àndoo fee. non c'est pas une histoire de ànduma fii ànduma fee c'est-à-dire que ànduma ci ñaar ñi ñu bëgg polariser ne ñoom ñoo yor réew mi ñoom ñooy xeex ànduma ak kenn ci ñoom. ñoo fi mais ce qui est clair. ñoo fi gën a fës nag. waaw mais non ma ne. Ousmane Sonko Macky Sall. waaw mais non. yow d'accord ci Ousmane Sonko mii nga xam ne. gars yi dañ ko jël rek ne ko kii ci kanam. non faut pas personnaliser. dama bëgg mu leer dama ne. waaw. maafe neexuma. ceebu jën moo ma dàqal ku ne sañ nga ko. d'accord. c'est très simple. moo tax man la àndoo ñii yaa ngi sawel. non dama ne man maa ngi sama yoon. et su ma gëm-gëm mooy 2024 incha allah. Macky Sall fi mu toog man maa fay toog. aw ma ci xel ñaar. très bien d'accord. ni ma gëmee ne suba dina am. noonu laa gëmee ne Macky Sall warul bokk ci élection 2024. et que moom Macky Sall dama koy remplacer incha allah 2024. parce que non xam nga nag sénégalais yi. dañu am lu ñu soxla. il faut pas que parfois la presse ngeen di tomber ci carcan boobu. 1960 ak léegi ay waxkat rek ñoo ñuy jiite. ay nit ñoo xam ne wax rek la ñuy def c'est-à-dire ñooñu ma lay wax nii ñi ñu jiite amul kenn ku ci mus a créer site internet nga xam ne gën caa bari site internet 30 € mun nga koo créer amu ci kenn ci ñoom ku créer site internet liggéeyloo ñaari nit amul. moi j'ai plus de respect pour pa bi nekk Pàkku Lambay di liggéey di daan dooleem j'ai plus de respect pour le menuisier bi nekk ci coin bi j'ai plus de respect pour le tailleur j'ai plus de respect pour le mécanicien bi nga xam ne mu ngi nekk stade Léopold Sédar Senghor di daan dooleem parce que ces gens au moins ñu ngi jàngal ay nit ñu ngi tabax ay nit alors man su ma yéene mooy tabax sénégalais bi. kon 2024 man su ma yéene. su ma yéene. mooy fexe ba Maodo bu amoon fukki junni ci poosam. bu ma ñëwee ci réew mi mu mun a am téeméeri junni man soxlaw ma 100 milliardaires
500 000 millionnaires laa soxla Sénégal. d'accord parce que dama bëgg nit ñi mënal seen bopp. et loolu du ay wax moo koy def malheureusement 1960 ak léegi ay waxkat rek lañ fi yor. ñoom ñëpp dañuy wax rek. kenn amu ci parcours boo xam ne mën ngaa taxaw ne kii ñaar fukki nit yi moo leen liggéeyloo. d'accord est-ce que probablement en politique on wax mukk na jamais comme ni ñu koy faral di waxee est-ce que probablement dans les élections yi ñëw mën nga dem ba ànd ak retrouvez-vous ak waa Pastef wala beneen formation. mais non amul man nee naa la du ma wax aw ma ak kenn xaar ma yàlla. et dama mus a prôné. mais pourquoi ngay gaaw a gedd. non dama ne dama mus a prôné l'unité de l'opposition. unité opposition dama ko mus a prôné. et pourquoi ah oui. et pourtant li xew léegi nii nuru ko. waaw mais non mais parce que li xew. parce que li mu bëggul wax mooy may ma PDS. bëggul topp ci ginnaaw Ousmane Sonko non du ma bëgg. xam nga damay bëgg. ñu bañ di personnaliser. non du personnaliser Bougane mais dañuy wax dëgg bi tamit. fi nekk parce que bu ñuy nee Pastef dañuy raayal ok Ousmane Sonko moo jiite Pastef les patriotes. te nga ma bàyyi ma développer li ma bëgg a wax. waaw je dis nanguwuma bipolarisation boobu ñu bëgg a def nanguwuma ko. je vous dis une chose PDS moo njëkk génn Yewwi. Pourquoi ça n'a pas suscité autant de passion? Oui, mais bon, en politique... non, ma ne PDS, bi ñu koy sos, juddoo guma. ñoo ma ëpp jaar-jaar politique. ñoo ma ëpp li ñu def ci réew mi. mais pourtant ñoom génn nañu. waaw lu tax loolu bariwul coow. Moussa Tine mi doon lire moom moo doon lire charte ba. bàyyi na. nekkatu fa liste boppam la demee Thiès. Boubacar Camara ci réunion ba moom mi ma doon wax ne boo bëggee nga toog boo bëggul nga dem. moom dem na. topp na ma pourtant ba ma génnee dama ne man maa dem. mais bu ëllëgee dana am ñeneen ñu dem. waxoon nga ko dëgg la. pourquoi parce que man dama génn ngir ay principe. dana am ñeneen ñuy génn parce que kenn seddu leen. nee naa la man dama am. je vais être cohérent boo déggee ñu naan la wuy dafa gaaw a mer parce que bëgguma ku ma yeb. ah non. du ma nangu. du ma nangu non dama ne du ma nangu. nekk fenn ñu may diri du ma ko nangu. fu ma nekk. danaa bokk ca ñuy sumb. danaa bokk ca ñuy dugal seen loxo. bu xëccoo jotee danaa bokk ca ñay xëccoo bu xeex jotee danaa bokk ca ñay xeex parce que danaa ci def la ma war. kon nag il faut ay nit bu ñuy ànd day nekk àndu nawle. àndu nawle mooy dañuy yëkkateendoo xàccandoo dóorandoo. xam nga tey li gën a yitteel sénégalais bi. mooy naka la ñuy defaree Sénégal. mais ay waxi ak cooki politicien. très honnêtement gëw ma ne am na lu mu mën a dolli ci ñi ñuy déglu seen poste pour ëllëg. am na solo parce que li ma jàpp man. mooy li ñu war a mën a waxtaane ci biir waxtaan wi. mooy tey lan mooy liy changer Sénégal. lan mooy liy defar réew. am na solo te moom nga fas yéene proposé puisque am nga ci programme. te yaa ngi wax ne 2024 kenn du dem nga des kon nag ñi doon yaakaar ne peut-être ak ngundee ne Bougane mën na topp ci ginnaaw kenn bi boo kon ñu régal du noonu. parce que tout simplement non je dis pour les élections présidentielles. pour la présidentielle de 2024. waaw. on est candidat. Très bien. D'accord, c'est clair maintenant. Au deuxième tour, on soutiendra le candidat le mieux placé de l'opposition si ñun nekkuñu ci kanam. D'accord léegi laata 2024 élection présidentielle yi de toute façon législative yi ngi ñëw j'imagine que là aussi seen coalition day dem mais day dem sous quelle bannière da ngeen di dem seul wala da ngeen di dem accompagner nag ngeen ko fas yéene defee. xam nga gëm sa bopp bul fàtte ne mouvement la. c'est-à-dire li taarixu politique war a retenir. mooy c'est la première fois ci histoire politique gu Sénégal mouvement jiite coalition politique. gëm sa bopp est un mouvement citoyen. gëm sa bopp ay nit lañu ñu dajaloo jàpp ne
war nañoo bokk ci lii sopparñi Sénégal transformer Sénégal parce que politiciens yi lajj nañu wane nañu seenuk tële et jot na ñu jàpp ne am na ñeneeni doomi réew mi ñoo xam ne seen yitteeg lépp ci ñàkk jariñu la nekk ñu ne kon ñooñu yéen jóg leen ñu àndandoo ñun ñu bokk ci liy transformer Sénégal. D'accord. Et loolu c'est la première fois ab mouvement jiite coalition politique dem ci élection te élection yi ñu dem dañ ci am 221 000 voix. waaw gars yi nee nañ amu leen ci dara. non si am nañ ci quand même xanaa peut-être. dañ ci am 221 000 voix. ñu dem ci plus de 300 communes. et 300 communes. sur 500 nangam mais xoolal ñi fa toll ña fa dem. 92 rejets. waaw xanaa ñiy wax ne waa ji dafa neexook Macky Sall waaw mais soo neexook Macky Sall kay doo am 92 rejets. waaw 92 rejets. très bien foofu ci rejet yi sax laa bëggoon a ñëw quoi léegi xam nga élection yi ñu génn ban lecture politique nga am ci Dakar gi nga xam ne waaye Yewwi gagné nañ ko alors que yow doon nga xëccoo Dakar ñu seppi la. alors que Bamba Fall ci yéen la nekkoon Bamba Fall dem na ci Macky Sall. bon triangle boobu yow ban lecture perte nañ Dakar Yewwi ko gagné bëggoon nga Dakar. non seulement bokkoo ci compétition parce que rocc nañ la moom ñoom xaw ma nga ànd ak Bamba Fall maintenant Bamba Fall dafa mel ni ñoom dañoo joué benn jeu boo xam ne gars yi daal comprendre ban lecture politique understand affaire ba nu mu fa demee noonu c'est ban analyse après tout oui. Alors damay d'abord wax ak Nicolas gis nga wax bu dofee nopp yi koy déggee nite maanaam Bamba Fall moo ma jiitu ci politique Bamba Fall ba muy politique maa ngi jàng Bamba Fall bokkul gëm sa bopp. coalition il faut ñu xam lan mooy coalition. coalition mooy seen bannière la demee quand même. waaw mais coalition àndoon ngeen rek waaw. coalition mooy ay nit ñu ànd dem ci ab élection. waaw avec conviction quand même. non coalition amul conviction. amul conviction nu ngeen partagé benn. je suis désolé. Okay, d'accord. Personne n'a besoin d'épouser la philosophie de gëm sa bopp. pour ñëw ànd ci biir coalition gëm sa bopp. d'accord. bu boobaa wax ma yeneen coalition yi fi nekk lan mooy seen philosophie. ok amul. d'accord. donc dañu ànd pour dem ci élection. waaw mais moom def na la muy def. mais moom la concerné. ëllëg ñamu jàkkaar looloon biir Médina laaj leen seeni suffrage ba ñu jox ko. waay yàgg bawul dara bu ëllëgee dana leen soxlawaat. il faut que moom Macky Sall mu comprendre ne. bukki ba ko mattoon ci Moussa Sy ca Parcelles. matt ko ca Idrissa Seck ca Thiès. moo ko nar a mattaat ci li mu def ca Médina. parce que tu sais il faut pas qu'on se voile la face gis nga politiciens yi. yàlla na ma yàlla baal ñun ñii nga xam ne ñooy citoyens yi parfois ñooy nangu ñu ñuy takk buumu jaam di ñu diri. mais nit ñi ci seen bopp le Sénégalais est en avance sur ses politiciens. et loolu ñoom tant que comprendre ñu ko. duñu musa xam ni nit ñi di doxee. maintenant élection législative yi ñu jëm suñu yéene suñu xalaat mooy tey jii kenn mënatul xeeb gëm sa bopp c'est pas possible. wane nañu ni ñu toll ci réew mi wane nañu li ñu jëf ci réew mi. d'accord kon force la boo xam ne. il faudra faire avec. tey képp koo xam ne bëgg nga jëf. lu nit gis ci wàllu politique di nga ñu bàyyi xel et rawatina nag liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci opposition bi. par contre maintenant il faut féliciter le travail abattu par l'opposition. D'accord. parce que nag bu ñu waxantee dëgg li ñu def ci local yi mais loolu il faut ñu sant ci bu baax du ma wax ni dóori pooj parce que liggéey bi des na parce que déstabiliser Macky Sall mooy fexe ba gagné boo xam ne kenn du ci am lenn lu muy lam-laame. am na solo tout sauf Benno Bokk Yaakaar quoi. am na solo jaajëf exactement 11h46 li ma dese ci temps moo bëreetul. moo tax il faut que ñu accélérer affaire yi tuuti ñu ngi sant bu baax di gërëm mbokk yi gis nañ ni ngeen di réagir ci chat bi bu Sud FM seen rajo puisque ñu ngi fa en direct jamono yi di dalal fàttali ne ñu ngi dalal Bougane Gueye Dany bu mouvement Gëm sa bopp rapidement rek ci tënk puisque ñu ngi ci waajtaay def naa yàggatul normalement ñu war a am gouvernement bu bees kon ku lay xaar nga nekk ministre bu mu la fa xaar ci gouvernement bu bees bi. ndax mën nga nekk ministre mais ndax mën nga nekk ministre ci gouvernement bii di ñëw waaw wala déet.
loolu du ma ci répondre. lu tax. parce que pour man sénégalais seen bopp am nañu question boobu. maanaam. non je veux dire sénégalais yi ñuy déglu. am nañu xel ak xalaat boobu. waaw mais leeral ko. non ça c'est très clair. donc Bougane du bokk ci gouvernement bii di ñëw même buñ ko ci woowee. ñu jàll ci une Sud Quotidien du jour en ce jeudi 17 mars 2022. xam nga ce qui est grave. c'est que c'est dommage parfois. Nous avons une presse manipulable et manipulée. C'est grave. Je te jure, c'est extraordinaire. Et j'en parle tout le temps parce que à côté, tu as des gens qui ont un plan qu'ils déroulent et quelque part, la presse leur facilite ce travail-là. Oui. Parce que, je veux dire, quand quelqu'un jàkkaarloog man pour me dire oui, est-ce que tu seras dans le prochain gouvernement de Macky Sall, je suis certain qu'il y a des gens bu ñu toogoon fii sañu loo leen ko poser. C'est une question comme une autre qui demandait juste oui ou non. Alors, jeudi 17 mars 2022, à une de Sud Quotidien, impact du conflit russo-ukrainien sur l'économie sénégalaise. Avis de tempête avec l'éclairage de Maïssa Babou, économiste et enseignant à l'UCAD, ainsi que Mor Gassama, économiste et enseignant-chercheur à l'UCAD. Maanaam li xew ca Russie ak Ukraine jamono ji Sud Quotidien mu ngi alerté ne ci wàllu économie am na lu mu mën a laal ci sunu kii. lu muy laal. maanaam. lu muy laal. lu muy laal économiquement. ah oui fii Sénégal. waaw. oui mais d'abord 29% de la production du blé foofu lay jógee. entre Russie et truc ñun dañuy importer. quand tu boo boolee Russie ak Ukraine on est à plus de 60%. ci li ñu fay jëlee ci blé. oui et tey jii situation bii am. n'oublie pas que dañu leen def embargo ci pétrole. et Russie ci àdduna li ëpp daanaka 40% du pétrole ci moom ñoom ñoo ko yor. waaw bu pétrole boobu jëm siwul fii ci Afrique ci ñun Sénégal par exemple. ça veut dire que li fi nekk buñ koy jaay dañ koy yokk. kon chaîne de production bi bu mu ci mën a doon courant day yokku. leneen ak leneen day yokku. essence bi ñu jënd day yokku. donc kan moo ciy dee mooy góorgóorlu bi. ok. mais dans ce cas-là noo gisee voilà c'est important. léegi foofu noo gisee kon léegi le ministre du commerce ne damay jéem a wàññi prix te c'est impossible parce que wax nañ woote réunion. wax ba pare affaire bi delluwaat ci. xam nga c'est comme daal jërëwoon ñi daje quoi. Maodo fàggu. mooy li ma la wax sànq. su ma yéene man mooy sénégalais bi mënal boppam. et tant que góorgóorlu wuñu ba Sénégal lu ñu fi soxla ñu koy bayal suñu bopp. góorgóorlu wuñu ba lu ñu soxla ñun. dootuñu ko wuti bitim réew dañu koy jëfal suñu bopp ci biir réew mi. situation yu mel nii du fi mus a jóg. et yàlla daf ñu joxoon opportunité ak Covid bi pour ñu commencer ko mais malheureusement boo amee ay njiit yu cuune. boo amee ay njiit yoo xam ne musuñoo jël taabalu caaf teg ko jaay mu jar. ñooñu duñu la wax yow sa ëllëg ak sa avenir nu ñu ko. Macky Sall nee na ku koy atte nga atte ko ci bilan. nee na nga sujet ko ci bilan parce que bilan moom nee na c'est clair. il a dit mais le bilan de Macky Sall c'est très clair. bilan wu Macky Sall ngistal la. et oui. yow réalisation yow kon noo ko gisee wala yow boole woo ko ci. ndax bàyyi ma ñëw rek. bilan wu Macky Sall ngistal la. bilan wu Macky Sall jeeg la buy sëy te di sagu. waaw. pour yow c'est ay kii la quoi ay ngistal mooy ay. lan luy bilan bi bu ñu lay wax bilan bi lan lañ lay wax. aéroport international. bu ñu lay wax bilan bi lan la ñuy wax compagnie Air Sénégal bu ñu lay wax bilan bi lan lañ lay wax stade de 160 milliards bu ñu lay wax bilan bi mooy lan centre de conférence Abdou Diouf. Dakar Arena terre et cetera et cetera. mais infrastructure yi non loolu mooy bilan bi. piste rurale yi ak yooyu yëpp. d'accord yow yaa ngi fii kër góor gi. dama lay jox benn exemple bu gën a gàtt rek. nga wuyuma ci sa aqulay taala. yaa ngi kër góor gi. échangeur bii ñu def fii ci suñu wet fii ci kër góor gi dafa yokk embouteillage wala daf ko wàññi. oui mais les travaux. non fii xëy na avec BRT bi fii travaux yi pare na. dama bëgg nga comprendre benn affaire. ma jox la benn exemple. dégg naa ñuy wax wuy stade bi ñu am moo dàq ci stade yi ci àdduna. mais yaa gën a ndóol ci àdduna. tey ku nekk bëgg nga am Mercedes bi gën a seer ci àdduna. waaye est-ce que am nga essence bi kay dawal. loolu mooy important. mais il faut commencer par le commencement. mais non commencement bi mooy li ma la wax.
dama ne ku nekk bëgg nga am Mercedes bi dàq ci àdduna. n'est-ce pas. waaye ku ne. ñaan nga yàlla am essence bi koy dawal. macha allah ma jox la exemple ne la tey jii jox nañ la stade boobu. mais est-ce que xam nga ne. Jaxaay. Jaxaay. commune u Jaxaay. seen centre de santé ba fa nekk ñu ko doon tabax. 11 ans ci ren. centre bi parewul. est-ce que xam nga Dalal Jàmm. hôpital Dalal Jàmm. seen bloc opératoire. depuis 2 ans ñu ngi koy tabax mënta pare. d'accord. est-ce que xam nga Diamniadio googu. université Hampâté Bâ. 2014 lañ teg xeer wi. ba fi may wax ak yow nii. parewul. macha allah est-ce que xam nga fi may wax ak yow nii hôpital Fann gii. waaw ñi nga xam ne dañu am. AVC ñi am AVC. bloc opératoire bi ñu leen di préparer. boo xam ne dañ leen fa war a di interner. ça fait 2 ans. presque ñu nekk ci travaux yi te ba sànq ba tey parewul. waaw mais loolu pour man mooy priorité. d'accord problème mu priorité lañ am ci Sénégal. seet lan mooy li gën ci nit ñi. ñu def ko très bien ngir nit ñi mun a demalal seen bopp. mais pas di puukare wu loolu encore une fois bi may wax ne. bilan wu puukare la. mooy lu nit di gis ne est-ce que fekk na nit ñi bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki. macha allah Bougane Gueye Dany jërëjëf xam naa daanu xëccati samay nopp rek parce que temps bi dépassé naa ko te publicité yi dañoo bëri ñu ngi sant bu baax en tout cas ak i gërëm kilifa gi di Bougane Gueye Dany leader de la coalition Gëm Sa Bopp qui était notre invité en ce jeudi sant bu baax. Oustaz Maodo Faye Bougane nag ci ay jamono da ngeen nekkoon ay confrères ah. moo tax nag ma koy sant di ko gërëm. daan na présenté journal yu neex nag man maa ngi fàttali. mais il est très bien. journal revue de presse. wolof ak yëpp lépp multidimensionnel comme on dit. doo toog di namm yooyu genre jàkkaarloog micro. xaw a xuloo tuuti ci kii bi. mais sant rek xam nga lu tax. yooyu yëpp day nekk ay jaar-jaar rek. adduna noonu la. déggoo léegi maa ngi lay wax ne la bari na loo xam ne xam naa ko ci technique. xëy na moom mii. moo ko def ci man. donc adduna noonu la. dañuy nekk ci mbir. yenn saay nga dem ci geneen waar. mooy li ma ko doon wax sànq. gëwuma ñuy gëmloo journaliste bi. ne ko da nga war a impartial waroo am féete. du dëgg. ok amul Amérique. amul France. amul Canada. amul Angleterre. d'accord Angleterre ki ko jiite seen premier ministre Tony Blair. bu yàgg waaw lan la woon. ki ko jiite woon journaliste la woon. alors pourquoi yow tey Maodo mënoo nekk journaliste. mënoo nekk premier ministre Sénégal. mais da nga ko war a doon. absolument moo tax may wax ne. bu ñu nangu ñu ñuy cloîtrer te naan ñu fii ngeen di yem. la réussite doomu aadama ci loxoy kenn ku nekk la nekk. am na solo ëllëg war nga mun a doon premier ministre. am na solo ëllëg yow war nga mun a doon ministre de la culture wala leneen ak leneen ak leneen ak leneen. kon incha allah nañu jàpp ne liy transformer Sénégal waa Sénégal ñoo koy def. am na solo te loolu. Inch'Allah 2024 lay tàmbali. Inch'Allah merci kon le rendez-vous est pris merci beaucoup Oustaz Maodo merci jërëjëfati encore une fois.